naa bàyyi ki nga xam ne mooy seen activité di commissaire de l'exposition moo ñëw ci communication ñu xam ne une exposition un commissaire moo koy jiite. Le commissaire il a la responsabilité administrative, il a la responsabilité culturelle et scientifique de l'exposition comme c'est lui qui pilote l'exposition. Comme c'est la personne habilitée à communiquer quand on prépare une édition rawatina ñu toll ci xam ne dans quelques jours dañu ubbi de façon officielle. Donc ce point de presse ñu ngi marqué un point important de la communication. Bismillahi rahmaani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di jiital ci nuyoo boobu xalif général des mourides muy Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké ak ñi nga xam ne ñoo di ay ndaw di ay loxoom di ay tànkam yor kàddoom muy Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ni Serigne Abdou Khadre te Serigne Ousmane mi nga xam ne mooy coordonnateur commission bi nga xam ne mooy commission d'organisation te Serigne Bassirou di président bi moom moo ko fi teewal tey kon ñu xam ne mooy njiital jataay bi ndax lii ñuy def lu mu baax baax bu ko Serigne Bass mi nga xam ne mooy maître d'ouvrage délégué ndax li entreprise la rek donc projet la ki nga xam ne mooy maître d'ouvrage bi nga xam ne moo ko sàkku mooy Serigne Bassirou kon ki ko fi teewal muy jiite jotaay bi ndax ak lu mu baax baax rek comme ni ma ko waxee suñ ko sàkkuwul woon duñ ko mën a def baa boog xëy na ci beneen anam lay doon kon sëñ Ousmane ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jox sa wàccuwaay di la tatagal ñi nga gis tamit ñu dend ak man ci sama ndijoor exposition bi nga xam ne dafa jëm comme ni ko Talla waxee léegi rek ci ndonol yoonu murit ndonol li fi sëñ Touba bàyyi yi nga xam ne ci la ñuy àttewoo ñun ñëpp moom te mu ay bànqaas yu bari ëmb ko tey jii dañ cee jël benn bunt bu fekkoon dañ koy dugal ci benn ci ndono yooyu dañuy wax ni valeur scientifique et morale di jëm ci xam-xam ak yar ak defar jikko ci lay kon temu ren bi ci lay dugg muy li ñu mën a wax ci tubaab ni rek la réhabilitation de l'enseignement et l'acquisition des valeurs islamiques dans l'éducation une préoccupation majeure du khalife général des mourides mu mel ni jàngale ak yar def ci nit jikko yu rafet yuy tax mu mën a jege boromam mën a jaxasoo nit ñi loolu ku ne xam na ne yitte ju rëy la moom daanaka mën naa ne mu jiitu ci yitte ki nga xam ne mooy khalife général des mourides bi nga xam ne tey moo yor buntu kër Sëñ Touba kon loolu moo tax ñi nga xam ne bi mu naalee naalu jàngukaayam bu rëy bii ñi nga xam ne ñoom la ko teg ci seen loxo te seen njiit di sëñ Ahmadou Badawi bu Rawdu Rayaahin moom itam kon day daal di mel ne liggéey bi ñuy def tey moom lañ koy defal ab liggéeyam la ndax thème bi mi ngi jëm ci fexe ba nit ñi xam yittey sëriñ boobu ni mu toll ci moom waaye ñu xamaale tamit tam ni li nga xam ne moo ko motivé ba tax mu eggale ko foofu loolu moo tax ñu ne kon nañu ko ànd ak waa Rawdu Rayaahin ñun bu ko defee bu ñu ubbee tamit la nga xam ne moom nañuy soxla woo gën a leeral ci liggéey boobu ñoom ñooy gën a habilité pour mën koo yaatu kon moo indi sama wet ni joor sëñ Abdou Lahad Lo ñëw représenté ko fi ndax sëñ Ahmadou Badawi ci boppam moo war na ñëw te dafa am benn ngant de dernière heure ak sëñ Mor Faye mi nga xam ne ci groupe expert bi la bokk ndax kuy def projet jàngukaay bu mag boo xam ne tàmbalee ci niveau bu ndaw ba ci niveau bu mag da nga mobiliser lu bari ci ay borom xam-xam bu ko defee ñu jàpp ci gën a yaxal li nga xam ne mooy vision bi ak li ci ñaari xaaj
bii ci xam-xam bi bii ci wàllu technique bi amal jëmmal li nga xam ne mooy barab bi loolu kon mooy li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo ne ci présidium bi fas yéene teewal kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk yoon bi ñuy nuyu tamit journaliste yi fi teew ndax point de presse moom bu ñu koy wax boo xoolee kenn du xëccoo place yi ak journaliste yi dafa mel ni kon seen alal la ñoo ko moom ndax li nga ciy def ci bureau bu ndaw nga koy def mais ñoom ñoo koy relayer ci àddina bi yëpp ñoo koy relayer ci réew mi yëpp ñoo koy jottali nit ñi kon yaakaar naa xel mënul dem ci ngay waaj lu mel nii ba àgg fii te woowoo leen ñu xam ne dangaa ne ci phase préparatoire waaye boo noppee ñoo ko moom ñoom nga koy jëpp ñoo koy yaatal ñoo koy eggale fu nekk kon ñu xam ne tey lii ñoom ñoo ko moom di santaale mboolem ñi fi teew nga xam ne ay comité scientifique am na fi ay représentants ci côté Hizbut Tarqiyyah ma ndax at mu jot Hizbut Tarqiyyah dafay commettre benn bànqaasam boo xam ne dañ koy wax Institut international d'études et de recherche sur le mouridisme pour moom mu def benn exposition ci benn fànn exposition boobu nag dafa nekk loo xam ne démembrement bu mag la ci biir ak institut bi ndax liggéey la boo xam ne de am na sax ay avocats boobu am na ñi nga xam ne fi la ñuy def ay droits d'auteur mboolem li nga xam ne day tax sa liggéey du jaxasoo ak liggéeyu keneen ak li koy wormal ba ci ay maison d'assurance nga xam ne tout ce qui est bien et personne durant exposition bi yëpp dañ leen di assurer di liggéeyandoo ak protection civile ngir lu bari ci li nga xam ne mooy recommandation yi ñuy joxee ci ERP maanaam établissement recevant du public kon loolu chaque année dañ leen koy liggéeyloo ñu di ko def ginnaaw boo xamee ne président commission d'organisation bi sàkk woon na ci ñun pour ñu defal ko loo xam ne dafay gën a dundal teewaayu nit ñi fii ci màggal bi loolu kon exposition moyen la rek boo xam ne dafa gaaw ci communiquer mën a yaatal boo seetloo ci àddina bi li fi gannaaw lu demee nii ci wàllum pom yi li ñuy wax FIFA wala yeneen xeet yi yu demee ni moom dañu wax ne exposition moo doon li gën a gaaw ci jàllale message ci jumtuwaay yépp yi nga xam ne mooy joxe nit ay xabaar loolu moo tax te ñu gis ne yoonu murid tam li tax nit ñi di leeral mooy da ngay gis yor sa yëf ñu koy présenter ci forme bu nekk kenn ku nekk amaana sa da ngay def ne dafa jubla yàq mais moom dafay xam ne ci fa mu toll rek kenn ku ne fi nga toll la sa xam-xam noonu nga mën a véhiculer waaye nag bu dee exposition ñu liggéey ko seq ko ay borom xam-xam dina tax mu wax ne quel que soit cliché yooyu waaye bii daal mooy bi nga xam ne nattuñu kenn nattu ko ci sa bopp dañ ko natt ci li jublu borom ak liggéeyam ak mission loolu kon moo ci am yàgg nañ ko def muy ren ji di 10e édition bi kon ndono yi nga xam ne moom lañ ci lañ yàgg liggéey bokk na ci lu demee ni boo seetloo valeur hagiographique dégg nga tey boo gisee sax ñuy def ay livre histoire gars yi di ci wax ay demee noonu day mel ni loolu moom ñun mën nañ ci bañ a sonn ci tontu ndax liggéey nañ ko bu yàgg boo seetee les valeurs hagiographiques dina la tax a xam lu bëri ndax tey histoire nekkul ne nit day tëb rek bind histoire comme ça histoire dafa am ay école ay xaaj la am na lu ñuy wax école positiviste sax benn école la boo xam ne normalement kuy bind ci sëñ bi sax war nga bu fekkee ci école boobu nga bokk war nga yëkkati sa loxo déclarer ne moi je suis de l'école positiviste école positiviste nag moom boo ko seetoon tey day mel ni danaan testus nullus testus unus testus nullus maanaam à chaque fois que témoin nekk benn rek témoin boobu baaxul xam nga yow boo bokkee ci école boobu ba pare bëgg a bind ci sëñ Touba mun na am di nga bari loo jaxase loo xam ne du bokk ñii lire duñ ko mën a comprendre ndax seede fu mu nekkee benn rek pour ñoom dàq nañ lool kon
te kooku ay xaaji école yu bëree bëri la ku ne xam na ko de l'antiquité à nos jours dafa bëree école moo tax boo bëggee bind ci sëriñ bi il faut nga liggéey ci li ñuy wax une approche hagiographique mooy tax ndax yàlla sunu borom yonent yi mu yónni kenn ku ci ne boo ñëwee daf lay wax ne la kaay nga ñëw toog mu ne la kaay ma nettali la ñi ma yónni woon lu jiitu yow wan la ko comme film nga di ko gis kooku benn seede la kon xam nga kooku moom boobu bu ñuy wax histoire boobu moo gën a dëgër ci ñun ci suñu côté donc loolu liggéey nañ ci mooy première édition bi nga xam ne balaa ngay def dara nga naan man kat histoire bii may wane ci fànn bii laa ko teg ba mu leer ba nit ñi xam yow fi nga ko teg ndax dañuy gis ne ñële moom dañuy bëgg yuq bi duñu bëgg nga dem ba ci yuq bi bu dee lu mel ni lislaam dañu bëgg nga yem rek ci xott wi ci kaw loolu kon lan ci war a wane ci suñu côté def nañ ko ci première édition bi am na li ñuy wax les valeurs scientifiques et morales moom day dox ndax tey thème bi li muy niru lu rëy mi ngi génne ci valeur scientifique et morale am na li ñuy wax valeur littéraire maanaam mbindum sëriñ bi dayo bi ni mu toll ak ni muy bindee ak domaine yi muy bind ak li mu bind lépp loolu moom tam banqaasu boppam la ci ndono li les valeurs artistiques ndax bu ñuy wax les valeurs artistiques da nga dégg léeg la nga gis dara ñu ne li art islamique la te fekk na boo delloo ci teewlu xam-xam rek savoir faire mën na doon simple savoir faire te doo ko boo ko bëggee dem nag art islamique il faut que nag nga nangoo jànkoonte ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom loolu mooy seen liggéey ndax art officiel bu l'islam dafa am muy comme la calligraphie du Saint Coran mais boo nee savoir faire mu ay coréens képp mën nañu liggéey ci barabu sëñ bi donc loolu te loolu boobaa doo ko mën a tuddee carrément art islamique boo demoon Andalousie même chose soo fa demee di nga fa gis art omeyyade di nga fa gis art andalous waaye loolu yëpp nag am na ay xalaat yu bari yoo ci xam ne duñ ko dellusee ci l'islam dina tax ñu gën a mën a gindikonte bu baax les valeurs de travail loolu tam ci bokk na ci thèmes yi ñuy traité jàll na les valeurs de solidarité les valeurs la ville sainte de Touba ak la célébration du grand magal de Touba ak le califat ak l'honorable famille du Cheikh yii moom jot nañ cee jaar muy liggéey bu rëy boo xam ne bànqaas bu nekk da nga koy ubbi rek da nga koy introduire mais après da nga koy détailler nag sous plusieurs autres formes sur plusieurs années aussi kon ren ñu gis ni bi ñu gisee ni sëñ Mountakha bi ko yàlla tegee fii ci kanamu yoon wi moom bi mu defee feuille de route am ba noppi rek li mu njëkk a def mooy wane sa tolluwaayu sëñ Touba ak liggéeyam ci yeesalaat lislaam bu baax a baax wane it darajaam ci digganteem ak sunu borom ak liñ ko teg lépp ngir mu àgg fi mu war a egg moom dafa daal di wane itam fi mu li ko boole ak ay bokki boppam yi muy waa njabootu sëñ Touba gi ak autorités yi famille religieuse yi ak dongo yi mais bi mu ko waxee ba noppi nag dafa daal di wane nag fi mu jëm moom wane ne daal xam-xam daal bëgg na ñu dundalaat ko bu baax a baax waaye xam-xam it day doon xam-xam boo xam ne day ànd ak yar defar jikko ci boo ko xoolee moom noonu la gisee vision boobu ci noonu la ko foofu la ko teg ci biir loolu ku ne xam na ne sëñ Mountakha moom doomu sëñ Bassirou la sëñ Bassirou it sëñ Touba moo ko yar moom kon sëñ Mountakha yàlla def na ku am xam-xam la ndax ci yoon woowu lañ ko teg biñ ko ci tegee ba mu jeexal lu bari ci xam-xam yi nga xam ne dañ koy jàng dafa daal di gis ne rek xam naa ne bu sóoboo ñi ko jàngaloo ji woon xam-xam ba mu ñëwee dañ ko jàngaloo waat ci beneen école muy école boo xam ne da ngay sóobu nag ne ko li ngay jàng nii da nga koy fexee dund nag mu daal di sóobu bi mu sóoboo ci lay daal di mën a amaat yaqiin bu baax ci lu bari li nga xam ne mooy xam-xam yooyu yaqiin jooju nag da koy am ci wàllu fànni aqida yépp ci alquran ak liñ ci biir ak li mu ëmb ci bataaxal ëmb ko ci moom ak digganteem ak boromam muy tawhid ak digganteem ak li nga xam ne itam mooy yónnent bi
nga xam ne loolu da nga ciy daal di boo sóoboo da nga ciy am sa xam-xamu bopp wér na mu mel ni kon loolu dafa mel ni ku gis ne bi mu toogee ci dañuy jéemantu rek di xalaat di dab xalaatam waaye dafa mel ni mag ñi nga xam ne àndoon nañu ak sëñ bi sóob leen ci am njàng ba ci yàgg mu gis ne itam sóobaat leen ci deuxième école boo xam ne day tax ñu mu mën leen a yeggale ci yàlla loolu dafa mel ni bañ ci sóoboo ba def ko ba sori yàlla dimbali na leen ñu am ca lépp bi ci amee lépp itam mu mel ni ñoom loolu yàqal leen dara ndax yar bi nga xam ne yar nañ leen ko nu mu sëñ Muntaxa nag dafa mel ni ku gis ne loolu fi mag ñi bàyyi woon ñu dafa am fossé bu rëy maanaam dafa am jéego lu dox digganteem ak lu ndaw ñu bëgg a dund tey ñu fi bàyyi mu mel ni benn kàmb goo xam ne daal moom def na liggéeyam muy fas ko yéenee maasale moom bañ mën a see dox ndax mag ñi foofu ñu leen jaarale woon day yoon woo xam ne dafa mel ni ndaw ñi topp ci seen ginnaaw dañoo bëgg am la mag ñi amoon wala ñuy jaruñ ci li mag ñi am te duñ jaar fa nga xam ne fa la mag ñi jaaroon loolu day tax du yomb te day tax da ngay vulnérable maanaam bu la song rek dal du la fa bàyyi te jamono bi dafa moderne ku ne xam na ne agression yi bari na soo góorgóorluwul rek lu bari nga bëgg ko am te doo jaar ci fi nga war a jaar dana la sonal danger yooyu nag ci modernité bi dafa bari dana tax nga yàkkamti wala bëgg a topp sa bakkan wala am li ñuy wax li arabisants yi di wax duxful iman nga xam ne day tax c'est affaiblissement de la foi da lay dab doo sa ngëm du dëgër soo jàppee dara sax pour dindi ko dafay yomb nga gis tamitam colonisation bi jaaraat fi boole ci colonisation bi moom dafa am ay jumtuwaayam yu bari yoo xam ne moom itam moom lay jàngale day wax ne day jàngale waaye moom itam day yar jikko dafay véhiculer civilisation loolu itam mën nañ ko jaarale ci lu bari ba ci école sax te mu mel ni dañuy jàngale waaye njàngale moomu nag day war a mel ni du jàngale ay connaissances mais tamit ay civilisation occidentale lañ moo ci ëpp doole loolu itam boo ko xoolee rek da ngay daal di gis ne soo jéemul jàng ba dëgër ba amaale tamit li nga xam ne mooy li lay war a ñàkk bu ngelaw lu ñëwee du la fi bàyyi mu mel ni kon danger yooyu dafa bari ndax day dem ba nga xam ne suñ jógul ci yow da ngay dem ba def li ñuy wax assimilé yéen ñi jàngkat tubaab bi ak journaliste nañ ko xam assimilé mooy koo xam ne dafa mel ne jàmbur bi moo koy gënal boppam mel ni jàmbur bi moo koy gënal boppam mu amaat ñeneen ñoo xam ne boo toppee yooyu nga xam ne kenn waajalu la mën nga atam aliéné moom mooy ki nga xam ne sax jàmbur bi ki nga xam ne dafa aliéné mooy day dem ba moom day mel ni moom soxlaatul boppam jàmbur bi moo koy gënal boppam nekk jàmbur moo koy gënal nekk boppam kon loolu dafay nekk loo xam ne baax naa xam bu baax mooy tout se passe comme si nous voulons abdiquer dans ce combat de la science en suivant tous les dangers qui nous éloignent de notre identité et de nos valeurs, devenant ainsi soit des assimilés. Assimilés mooy c'est ce qui préfèrent autrui à eux-mêmes mooy ñi nga xam ne jàmbur ñi melokaanu jàmbur yi moo leen di gënal seen bos ak wala des aliénés muy ceux qui sont devenus étrangers à eux-mêmes yow da ngay mujj sax gan ngay doon ci sa bopp kon loolu bokk na ci danger yu bari yoo xam ne dina tax ñu war a waajal nit ki ci xam-xam ba mu dëgër ba nga xam ne dina mën a dund ci biir loolu te du tax mu soppeeku li mu war a doon mu xam boppam xam li mu war a jàpp xam li mu war a moytu xam li nga xam ne bu amee ci àdduna bi te mënu koo dindi tam moom du ko yóbbaale loolu ku ne xam na jumtuwaay ci gaay yi di doxal dafa bari ñoom boo leen toppee islam bi dañ koy xaw a mel ni lu koy démystifier wala ñu di ko désacraliser maanaam la mu ëmb ci mbóot ci lu baax
wala ñu koy woyofal loolu nag tey am fu ñu koy jaar ci wàllu liberté wàllu égalité moo am góor ak jigéen masalan wala liberté ci jëf wala ay jox gone ay droit yoo xam ne yu mag yu bare la loolu tam dañ koy xam wala jigéen wala télévision wala rajo xeet yooyu yëpp ñoom dañ ciy jaar pour néewal doole sa ngëm di ko néewal kon loolu dana laaj ku ci bëgg a dugg tamit njàng moomu nga xam ne kon responsabilité bu rëy la ci ki nga xam ne gis na loolu te xam ne waruloo croiser les bras waaye da ngay jëf nag pour lu tax nga fekk ñi nga xam ne mooy sa ay ñi nga yilif ci loolu la gis ni sëriñ bi moom moo waxal boppam ni yàlla suñu borom jox na ko école boo xam ne may na ko ci diirub li muy jaamu yàlla ak li ñu koy teg li ñu koy teg amee na ci daara joo xam ne su yegsee loolu yëpp dana deñ boo ko xoolee mu ngi koy wax ca bu mujj ba ne daara lay doon joo xam ne boo xoolee ay xeeti nëx-nëx yi ñuy waxal instabilité rek lay firi mooy masalan tey ma jàpp dara benn keneen ñëw indil ma beneen doctrine bu ko gaaw a dindi dafa fekkoon la ma jàpp dëgërul wala ma nekk nit koo xam ne damay jàpp dara ba noppi ma nekk nit ku yomb a endoctriné loolu yëpp ci biir ne boo gisee ñi muy liggéeyloo ñu war leen fonk bu baax ñoom subtilité yooyu yëpp ak sensibilité yooyu dañ ko war a xam ndax mooy loo xam ne da nga koy tëgg noo xam ne soo ko jëmmalee ci école nit jaar ci bu génnee dem bu la neexee yóbbu ko ci bukki xam-xam bukki yi duñ ko lekk mukk bu soobee yàlla insha allahu taala li ñu koy mën a waxee dina téye li mu téye te du ne kenn li nga yor baaxul wala boo li am solo daal mooy moom li mu jàpp dina ko jàpp li nga jàpp dina ko jàpp ndax soo ko ne li nga yor baaxul doo mën a communiquer ak moom kon yaakaar naa loolu di lu am solo loo xam ne bokk na ci li gën a tax thème boobu ñu jël ko muy lu am maanaam ndax tey boo seetloo dans le monde musulman ci réewu l'islam yi amoon na fi ay universités yu mag mag a mag yu bëri moo xam ci Grand Cham la comme Irak wala Syrie wala yu demee noonu ba Égypte boo ko xoolee yooyu ay écoles yu mag a fa amoon nga xam balaa nit a siiw ci xam-xam da nga faa jaar waaye nag ñu xam ne loolu yëpp mu ngi juddoo Madinatul Munawwara bi mu demee foofu am na ay yu bari yoo xam ne ci yu dab l'islam ci aw doxinam ak conquête yi mu doon def nga xam ne boo xoolee foofu omeyyades yi ñoo fi ëppoon doole gannaaw bi abbasid yi ñëw daaneel leen ñu dox tuuti bi nga xamante ne suñu ñeenteelu xalifa muy Seydina Aliou dem na di toj gox boobu ku ne gis na la fa am yépp ci ay xeex ak ay réeroo ba tax na loolu mënoon naa am jeexital ci xam-xam bi ak ci atte yi waaye yàlla dimbale nañu ba nga xam ne comme ñooñu li ëpp ci réeroo bi li ko indi woon bëgg nguur lekk la wala bëgg poñet wala bëgg dara bëgg alal dana tax yàlla sunu borom ci biir loolu la jaar ba ñoŋal atte yooyu ba lu ci bëri ñoom dund nañ li ñuy dund waaye yàqul dara ci li nga xam ne mooy li waroon am atte yooyu nag bi nga xamante ne sunu yonent mi ngi fi ba wàcc liggéey ku ne xam ne da ko teg ci ay loxoy xalifa yooyu ñoo doon nommé ay gouverneurs yi ñooy nekk nag ñooy ne Égypte ñooy nekk Irak ñooy nekk Syrie ñooy ba jàll ci gox yi nga xam ne ñoo gën a yaatu gox yooyu yëpp muy ñi nga xam ne duñu wax arab te nekk ay jullit comme ay Kazakhstan ay Perse moom mooy Iran gi tey ak xeeti réewu Pakistan yi ngay gis ñooñu waxuñu arab mais ay ñoom ñoo ëpp doole ci suñu gox bi ñoo leen ëpp ay nit gën a yaatu limu jullit kon loolu foofu yëpp ba mu fa demee am na ci ñoo xam ne ni ñu gisee ba féete ak Sidna Ali ñoom tam beneen gis-gis la ñu am ba nga xam ne dana feeñ tam ci xeeti xam-xam yi ñu def moo tax waajal sa nit boo déggee ñu di ko wax waajal rek mooy nga delloo ko ca école Madina cosaan ba école cosaan ba nga xam ne naka jekk mooy fa la lépp juddoo ndax boo tojee am réew attekat yi dañu am ay gox boo seet di nga dégg ñu naan imam Malik ñun imam waa kër imam Malik lañu
moom attekat la boo xam ne day jàngale sunna loo xam ne li yonent bi doon def ak lu jóge ci moom lu ko wóor nga xam ne moom boo ko laajoon tey lii nan la ci yonent bi doon doxale te xamu ko danga naan xaw ma muy lu leer kooku ñun moom la ñu topp li tax ñu topp ko it xam naa ne ku xam sëñ Touba xam digganteem ak yonent bi di nga gis ni cër bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bien que fekkante wuñ mook Malik ibn Anas kon di nga daal di xam ne kon ñun suñu féeteek moom dafay naturel ndax sunu yonent wax na ci imam Malik ne yow mi nga xam ne yaa ngi dëkk Madinatul Munawwara ay waay loo fi bàyyee borom xam-xam bii fi nekk bu doonte da ngaa war ay giléem wala nga jël avion wala nga jël leneen foo mën a dem bàyyi nga fi koo xam ne kenn du ko raw ci xam-xam te boobu juddoogul ki muy wax boobu juddoogul te boobu mooy imam Malik boobu ànd na ak ay maamam ànd ak ki baayam moom mu soogoo juddu gannaaw loolu diggante buñ ne sëriñ bi dafa bëgg yonent bi tax ñu féete ak moom mën nañoo taxé ne dañoo xëy na dañoo doxe suñu bëgg waaye nag demeewul noonu objectivité la ñu doxe la sëñ bi doxe foofu ndax moom bi muy am fukki at ak juróom-ñaar yàlla dogal na Madinatul Munawwara moom mën naa wax ne moo fa raw kenn du ko tiim juróom-ñeenti téeméeri jàngalekat jaar na ci ñoom à 17 ans nekk en même temps imam bu Madinatul Munawwara di jàngale boo xam ne mboolem goxi diine yi moo xam ci côté Maghreb maanaam Maroc Tunisie ak Algérie boroom xam-xam ya fa ne dañuy ñëw ci daaraam di xat-xatloo ñii jógee Andalousie moo comme lu mel ni Xurtub wala Grenade nga xam ne foofa jullit ñi booba Omeyyades yi toj nañ ko ñu bëri dañ fa ñu bëri boroom xam-xam yu bëri yi ngeen dégg sax ngeen teg leen ay arab ñooñu duñ arab ku mel ni kii Ibn Arabi ñooñu duñu ay arab ay ci cosaan mais dañoo jàng arab sóobu ci diine ba àgg ci fiñ ci àgg ñooñu ñëpp dañ daan jógee ci seen gox yooyu Xurtub mooy Cordoba moom la ñuy wax Cordoue kon ñooñu barabu xam-xam bu mag la woon boo xam ne ay nit yàlla yu bëri génn nañu fa waaye foofu ku ne xam na ne ci Europe la bokk dañ daan ñëw di jàng si ci moom ñuy jóge Irak nga xam ne ñoom itam siiwoon nañu ci xam-xam lool ndax ku mel ni Ghazali ci foofu moom itam ak école yi mu yoroon nag ñu demee noonu ñooñu dañoo siiwoon ci wàllu xam-xam ci wàllu arab ci école yooyu waaye teewul bi Imam Malik feeñee moom ñëpp ay ñëw ci moom école am bi mu yore woon bari na ñoo xam ne ngir lañ yore ay école juridique lañ yore d'accord ok waaw wax nga dëgg de donc nga gis ne ay école lañ yore woon ku même ko demee ni imam Shafi ku demee ni Abu Hanifa ak Anbal ñooñu daanaka ñoo séddoo li nga xam ne mooy diine yi ci wàllu jàngale sunna mais bu ñu demee ba toj benn gox danañuy def pédagogie bu am solo ci li nga xam ne moom la ñuy def mooy adapté li ñuy jàngale ci réglementation par rapport ak li ñu fekk ci terroir bi bu demee ba ñooñu roode nag ñu delloo leen nag ci li nga xam ne mooy cosaan kon yooyu école amuñu différence benn lañu ci ginnaaw bi nag nga gis réformiste yi ñuy ñëw surtout ci côté Anbal dañuy jël sukkandiku ci ay xalaatam seet leen ca neex ñu di ko soppi pour wax ne nii lañ ko war def nangam ku ne yow gis na lu mel noonu léeg-léeg nga gis ku def dara sax ñu ne la kii yëfar la ñu ne nga defee ne ci loolu la ñu dañ ko war a rey duñ ca yem nga ne boo dee dem sawar loolu yëpp teeng la rek teeng la gu ëpp waaye mën naa bañ a demee noonu kon tey gox école bi nga xam ne nag moom la sëñ Mountakha jàngukaay yi nga xam ne da ko bëgg a tàmbale ci ñi gën a ndaw ba ci ñi gën a mag niveau supérieur dafay boo ci jaaree lii ñuy wax ni yëpp day mujj nekk ay détails ci yow dañ koy xam da ngay xam lépp xam lu lay gaañ xam li nga xam ne boo ko toppee da lay yóbbu ci militantisme politique ndax gannaaw bi politique bi xam nga indi na fi ni mu nekkee ci côté tubaab bi noonu la dugg see ci wàllu arab bi ak diine ji ndax ñii dañuy wax ni lu am rek doomu aadama moo koy ci lay tàmbalee doomu aadama ci lay yem ku nekk xam na ko ci idéologie yi fi am ñeneen ñi ci des dañuy wax ni ils veulent bâtir un monde sans Dieu dañuy tabax àdduna boo xam ne yàlla amu ci wàll
ñaari xaaj yooyu la bi ñu des lépp mën lépp àddina lu fi am lu ne dañ koy yemale ci mën-mënu nit kon loolu itam dafa mujj dugg si ci suñuy rang ba liggéey fi lu bare kon muy loo xam ne daal boo ko seetee dana laaj waajal sa bopp bu baax ci fànni xam-xam yépp ba tax dana la mën a ñàkk ba nga xam ne lii nga xam ne moom la fi yonent bi bàyyi sallallahu alayhi wa sallam comme ndono yow doo ko jaawale ak lenn lu nit mën a indi tey bu dee ci côté wahhabisme yi sax boo seetloo tey moom yàlla suñu borom moom waxtu wu nekk day leeral ñoom ñi nga xam ne ñoo ko jëloon sax bëgg dindi lu mel ni ay xeetu sëriñ ak ay xeeti siyaare ak ay xeeti yu bari loo def ñu ne araam loolu ñoom mel na ni ñoom it gis na ne loolu isolé na leen ba lépp lim leen di yàqal tey bari na ba nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ko doon defloo sax ñu ngi tàmbali di leen jàpp di leen tëj di leen sonal di leen wax ne dellu gannaaw bi ñu commencé sentir ci suñu bopp yéen a ko créé kon loolu moo lay won ne loolu yàggul la mais ci tënk rek li tax sëñ bi ñu mën a am yaakaar bu baax ci ne projet bii moom bu mu xool bu baax la ba di ko teg ci yoon mooy boo seetloo ñi nga xam ne ñoo ŋànk ngir yi école yi ci àdduna bi seeni pourcentage boo ko jëlee boole ko maanaam nga jël 20% ci Malik par exemple jël Abu Hanifa nga xam ne moom moo ci gën a yaatu 30 et quelques % ba 34 jël Hanbal jël ki soo leen boolee 1% mooy des ci l'islam bi ñi nga xam ne moom bokkuñu mooy courant yi nga xam ne ñooy endoctriné wala ñoo nga xam ne ñoom ñooy les courants réformistes alors que 1% boobu soo ko jëloon tey boo jëlee sax même wahhabisme amul 1% day am 0,0% nangam kon loolu wane na ne liggéey bi bu yomb la bu war a doon la te nit ñëpp war a xam ne lu mënu la université yi jëkkoon a am ci àdduna dale ko ca Xarawiyun nga xam ne première université islamique wala ba ñuy wax sax ni mooy première université mondiale ak Zeytoun ba ci yeneen yi nga xam ne Daaral Hikma wala yi nga xam ne amoon na Irak ñu koy ñëpp xam ko kon sëñ bi li muy def war na mën a àgg foofu wala mu romb ko ba pare mu am tawféexi nag benn influence du ci am moom da koy delloo ca Madinatul Munawwara ju jëkk ja ju cosaan kon loolu yaakaar naa ni xam nañ ni liggéey la boo xam ne laaj na une très grande technicité nekk na liggéey boo xam ne laaj na profondeur nekk na liggéey boo xam ne bu yomb na ndax lépp a ngi fi lu ci bëri njariñ intérêt ak pouvoir moo tax ñu koy wëlbati ak di ko wëlbatiwaat ak di ko soppi kon yaakaar naa ci li may ñëwaat rek mooy organisation exposition bi nga xam ne tey thème boobu mooy thème central li muy nekk thème central c'est un sous-thème ci valeur scientifique et morale mais ñu gis ne thème yi passé dina am rétrospection bu ñu ciy def rétrospection boobu soo ko bëggoon def fii doo am place am kon dañuy mën a jël chaque jour ñu ne tey day ci wàllu rétrospection dinañ jël les valeurs artistiques wala ñu jël benn valeur boo xam ne wala benn thème bu ñu defoon ñu boole ko ak thème bi mu permanent chaque jour ñu changer thème ci wàllu résumé rétrospectif bi nga xam ne mooy yu édition yi jàlloon loolu kon yaakaar naa ne dina mën a jox tuuti richesse li nga xam ne mooy exposition bi nga xam ne partie bi suñ ko bëggoon a def tey une exposition physique place am duñ ko am moo tax ñu def ko jox ko un élan numérique ou des systèmes d'affichage numérique nga xam ne di nga mën a taxaw ci kanamu téléviseur bi muy défilé di dem am na tam li ñuy wax ay tablette ay frame yoo xam ne ñu ngi fi moom itam dana def loolu su fekkoon benn gëstukat boo xam ne dafa bëgg gën a concentré wu moom dañ koy jox rek benn télécommande dina mën a topp de façon beaucoup plus paisible mu liggéey li muy liggéey ba mu jeex. am na yeneen support yoo xam ne balaa gaañ yi di yeggal dinañ ko teg moom li ñuy wax les hologrammes dinañ ko teg ñoom tam dinañ ci liggéey yoo xam ne day jàllale ay messages ay bataaxal ak ay enseignes aussi yoo xam ne à chaque fois mën nga ak ay tamit ay écran géant yoo xam ne li ñuy jàngale ci nii mënees na jël chaque fois luy tax nit ñi gën a mën a xam ni mu demee loolu kon dinañ jël calligraphie du Saint Coran mu accompagner de façon permanente li nga xam ne mooy
l'enseignement et l'éducation comme préoccupation majeure du khalife général des Mourides. Donc yaakaar naa ne loolu dina doy tala ci tënk pour ñu xam ne exposition ren bi ci loolu lañ ko teg ci préoccupation xalif bi fi mu jaar yëpp lii yëpp dina nekk ay documents yoo xam ne dañ koy joxe après dañ koy tirer pareegul dina am journal de l'exposition mooy de l'abreuvoir des assoiffés dina am ay flyers dina am ay chemises yoo xam ne ba xeeti xam-xam yu bari dinañ ko ci def mu jëm ci thème bi loolu itam dinañ ko tirer dañ koy jox nit ñi di ko yor di ci gëstu ci defe naa bu fekkee bëgguma jël temps bu bare. waaw programme conférence dama lay jox nga génne ko dina am ay panel yi moom ay yu yaatu lay doon saa waxtaan lay doon yoo xam ne dañ koy def mu limité mais télévision bi moo koy tas ak écran yi ñoo koy génne nga xam ne mbooloo mi ko war a seetaan duñu mën a xaj fii ndax suñu fi duggee mën na te contrôle lu ñu ko mën na indi tuuti dérèglement ci organisation bi mais ñiy toog ñeenti nit ba ñaar mën nañu toog traité benn thème loolu itam dinaa jox Mourtala Sey mu wax leen programme conférence yooyu ni muy tëddee su ko defee dina am ay questions réponses après chaque panel loolu dana dundalaat tam li nga xam ne moom la ñu def fii danañu deewoo ba nga xam ne tamit balaa màggal gi di sori di jege si lu ëpp ci waa dëkk bi mën a seetaan exposition bi bu ko defee bu desee ñetti fan nag ñu xool nu ñu boolee lii ak njàngum xasida mu dëgër kën ndax bis bi moom fokk ñu boole ci njàngum xasida bi yëfi daan ko di foog mu dugg ci nga xam ne mooy yëfi murid saadix yi kon loolu ñetti fan yu mujj yi soit waa exposition bi dañuy may moo prévoir nañ ko fii noo xam ne ñoom bu ñu génne woon seen bagage wala ñu laf ko tuuti itam ñun duñ changé waat dara ndax fi mu ne da ngeen mel ne ni boo duggee da nga yaakaar ni pare nañ sax mais des nañu liggéey bu metti feek ñaari fan dans 48 heures 72 heures mais am nañ rafet njort ci ne dañ ko mën a liggéey ba mu egg ak jàmm te dara du yàqu kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ci teewaay bi di remercier surtout journée di am yaakaar tam nag ci ñu war ko relayer ñu xam ne relayer wuñu pour sëñ Atou relayer wuñu pour Hizbut Tarqiyyah relayer wuñu pour une entreprise mais dañuy relayer pour sëñ Touba muy liggéey boo xam ne chantier boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu relayer ko xam ne tamit bunt yi yéen a ko moom kenn tëjalu leen su ngeen ñëwee nu ngeen fi bëgg a toogee ak nu ngeen bëgg a liggéeyee ku ci am gàllankoor na fexe ba ñu xam ko plus particulièrement man wala secrétaire général bu ñu ko xamee dañuy xam ne li ñuy def lu mu baax baax li koy jàllale moo koy gën a may doole moo koy may taar kon liggéey baa ngi noonu seen loxo moo tax ñu def point de presse kon bu ñu ko waxee ce n'est pas pour le grand public c'est pour la presse kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm te am yaakaar kon. bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ Atou ñu ngi am mbégte bu baax. alhamdulilah di teew fii ñu ànd ko ak yow ak waxtaan yi ci turu Serigne Bass mu Serigne Aboubacar président comité d'organisation du Grand Magal ñu am mbégte bu baax ci jëfe ndigal bi ngir ànd ak yow jataay bi ak mbokk yi fi fekk yëpp di leen nuyu ci turu comité bi foog nuyoo bi di ko teg sa loxo muy jàllale na mbokk taal yi yëpp waaye di nuyu waa Rawdu Rayaahiin sëriñ Abdou Lahad Lo foog nuyoo boobu di ko teg ci loxo jottali na ko sëriñ Habib Badiou ak ñi mu seqal kuréel boobu yëpp di wax ne sëriñ bi li nga fi développé am na solo lool ca du ay théorie ci yéen ndax léegi lu ngeen di pratique la depuis bu ñu leen xamee ba léegi ci comportement ci seen dundin rek en général loolu lu nekkoon la bu leen gis bu ne xam ne ak Mauritanie nii di dem mu mel ne am ngeen yitte lool ci jàngale dundinu mag ñi waaye ci conserver
garder téye wu xóot li nga xam ne moom la ñu bàyyi muy suñu aada muy diine joo xam ne lislaam yi kese la ju raxul dara waaye ànd ak aada ju sell joo xam ne lislaam bañu ci dara loolu nag muy identité kon identité culturelle la moo xam ne à travers Hizbut Tarqiyyah en général lu yomb a jàng exposition bi ba ñu ko dalee def ba léegi wax dëgg dara génnu ci sëriñ bi dara génnu ci màggal gi kon mu mel ne da ngeen ci am volet bu am solo bu ngeen di taxaw ci seq ko ak comité d'organisation bi ci ak juboo ak déggoo ci jiitu sëriñ Abdou sëriñ Bassirou loolu it murid yëpp war a xam la mu mel ne sëriñ Tuubaa moo toll noonu moo yaatu yaatuwaay boo xam ne léppam ay nit ñoo ko war a saytu waaye nit ñoo xam ne dañuy am xam-xam yu yaatu yu wuute kenn ku nekk man ngay nekk fa nga nekk di ci yëngu bu lépp dajee mu doon ak sëriñ bi kon dafa mel ne ci noonu rek ngeen di taxawoo muy taxawin bu yàgg wax dëgg yàlla loolu Sénégal ñëpp xam nañ ko ku xam mouridisme aussi xam na Hizbut Tarqiyyah ak seen taxawaay ndax dafay lu yàgg mooy jiitu yi yëpp mu mel ne kon bu ñu doxee ba màggal bi toll fii ci évolution ñu dem ba taxawal comité d'organisation comité de boobu am ay subdivision yu bari ci biir ngeen am ci responsabilité bu toll ne di feeñal xam-xam ak dundinu Serigne Touba ak yar murit cër bu rëy la du cër bu tuuti waaye may wax rek ne ñu bàyyi xel bu baax ci yar bi ndax xam-xam léegi xam moo gën a yomb yaru xam moo gën a yomb yaru ci ndax mooy xam yi dafa bari loolu ku nekk am na ci accès waaye yar nag moom ko yaru moo mën a yar ci ñu yaru bareetul kon ñu bàyyi xel bu baax ci yar bi loolu rek lañ amoon ci lu ñuy wax ci gàttal ak di canti comité bi bu baax ak gërëm de ci turu sëñ Abdou Khadir sëñ Bass sëñ Abdou Khadir aussi ñu ngi lay ñaanal di ñaanal Hizbut Tarqiyyah yëpp waaye di ñaanal bokki jullit yi rawatina bokk taal bi yàlla may ñu màggalu jàmm nit ñi màggal si ci jàmm dellu ci jàmm ca yàlla def ñu ci tawfeex ju kawe sëriñ Muntaxa li nga xam ne yéeneen ju rëy ju sell li nga xam ne am na ko ci diine waaye am na ko ci doomu aadama rek en général yàlla suñu borom dimbali ko mu eggale ko te loolu lu yomb a xam la ndax Sëriñ Tuubaa moo toll noonu Sëriñ Tuubaa jullit yi la fi nekkal waaye jaami yàlla yéen fi nekkal kon nangu ak ku bañ ko ne Sëriñ Tuubaa amal na la njëriñ loolu nag la bëgg a woon loolu mooy yéeneem moo tax jàngukaay yu mag yeeg projet yu rëy yooyu yëpp aju ci defar nit defar seen xel waaye defar seen i cër ba mu dëppoo ak li ñu xam loolu mooy yéeneem yàlla ko ci yàlla dimbali. te ñu fekk ko ñun ñëpp te fas ko yéene ànd ak moom kon sëñ Atou ñu ngi lay gërëm di gërëm mbokk taal bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah. ñi nga xam ne dañu xam kii mooy Serigne Ousmane Mbacke mu Serigne Cheikh Aïda Fall liggéeyam ci biir commission bi nag mooy coordonner secteur yëpp di ko am solo boo xam ne wax dëgg yàlla bu ko Serigne Cheikh Bass tànnee indi ko fii ñun suñu xel day dal dañuy gën a jàpp ne seen Cheikh Bass lii mu ñuy def loo itam ñor na ko rëy na fi moom wax dëgg yàlla ndax kii nit ki moom bu xasee définir boppam rek ba ñëpp xam ko ca loola muy sérieux ak taalibe ak lu ne ba Cheikh Sëñ Ahmadou Makhtar noonu la demee ci moom bi nga xam ne mooy mooy kilifaam bi nga xamante ne moo ko gën a jege moom itam confiance boobu ak cër boobu kon ñun sant nañ bu baax de li nga xamante ne soo demee waxatu Serigne Cheikh Bass ne ko lii mu defal rëy na ci ñun
waaw sa jëmm ji nga xam ne moo ko teew fii teewal fi sëñ Mountakha teewal ko fi rëy nit ñi yàlla leen ko yàlla fay. jërëjëf. waaw kon pour gën a yëkkante ak temps bi rek dañuy jox Mouhamadou Lassi secrétaire général des expositions mu ñëw si le chronogramme di conférence yi demee après la série de ay questions ak réponses pour journalistes yi daal ci topp. jërëjëf kon exposition bu kenn moo nga xamee dafa am activité d'accompagnement par rapport ak li ñuy lire nga gis waaye activité d'accompagnement mooy communication yi ren jii nag dafa am ay conférence am ay panel am ay table ronde yoo xam ne dañu ko def ànd ko tamit ak Rawdu Rayaahiin di mbooloo moo xam seen liggéey lépp ci wàllu xam-xam la jëm di yaatal ko ci sàmm ko kon thème yi nga xam ne moom lañ génnee fas yéene ci waxtaanee li ëpp ci thème yi dafa jëm ci wàllu jàng ak jàngale ak taxawaay kon am thème boo xam ne ko doon dund la centralité de l'éducation dans la mobilité sëñ Xaadim moo koy def kenn ku nekk xam ne ko kilifa la inspecteur de l'éducation tamit la vision de Khalife général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha exprimée à travers ses différents discours dans le domaine de l'éducation moom tamit dinañ ko def kuy wax seen chemin bu Kébé moo koy def l'action des Khalifes de Serigne Touba pour la sauvegarde et l'honorabilité de la ville sainte de Touba moom tamit dinañ ko def ndax sët bi dëkk bi dafa bokk ci kaw téléphone kon kooku sëñ moom la Diouf moo koy def dinañ def benn table ronde de partage sur les offres éducatives à Touba muy jàngale école coranique yi école traditionnelle yi am majalis yi école arabo-islamique yi ay experts spécialistes yi ko seq ci table ronde yoo xam ne dañ ci waxtaan bu baax a baax dana am tamit ay structures les structures d'enseignement formel à Touba dans le cadre du complexe avec de nouvelles orientations du khalife général des Mourides Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ni nga xam ne tëralee ni ku bëgg a ubbee école Touba fa nga war a jaar nañ ko defee te buntu boo xam ne tamit nañ ko ubbi waxtaan ci muy waxtaan moom solo te seen Cheikh Abdou Ndour seen Fallou Ndiaye Guèye danañ ko def l'enseignement du Coran au complexe Cheikh Ahmadou Khadim loolu moo tax daal def communication ci wàllu étude islamique mais faire étude islamique yi nga xam ne am na fii au niveau de l'université ci biir communication yooyu ba tey plateforme bi nga xam ne def nañ ko muy une plateforme internet ngir mën a recueillir des contributions yi jëm ci wàllu liggéey bi nañ ko tëralee ak la ca nekk lépp intelligence bi dana am point yoo xam ne danañ ci waxtaan danañ ñëw tamit ci wàllu espace éducatif yi nga xam ne am na ci complexe Cheikh Ahmadou Khadim ñëw tamit le cadre institutionnel et formel du complexe Cheikh Ahmadou Khadim kenn ku ne xam ne ñoo tëb rek dama def université waaye am na foo xam ne fa lañ ko logé donc le cadre institutionnel danañ ci waxtaan foofu tamit le professeur Lamine Guèye directeur université Bambey moo koy def danañ ñëw tamit sur les dispositions yi nga xam ne le khalife général des Mourides jël na ko pour la sauvegarde de l'honorabilité de la ville sainte de Touba kooku sëñ Modou Lo Ngabou dana ko def dinañ ñëw tamit sur les enjeux de l'éducation face à la crise des valeurs les réponses de mouridisme kooku tamit sëñ Sidi Ahmad Mbacké moo koy def dinañ ñëw sur l'unité de la umma islamique xam ne la diversité en islam l'unité des 4 écoles autour de l'essentiel kooku tamit sëñ Abdoulaye Sané ak docteur Khalid Sana bu Burkina Faso ñoo ko seq boo ko def dinañ ñëw tamit sur l'éducation de la femme en islam taxawaayu yar surtout wàllu jigéen ci wàllu islam comme yii yëpp nag doon buntu yu am solo yoo xam ne danañ ko def fii te ay borom xam-xam ñoo ko taxaw def kon ñun ñëpp ñu leen ci convier incha allah danañ ko def li ci ëpp danañ ko def en direct ba ñëpp mën ko suivre danañ gën tamit ci écran nga ki nekk si dinañ leen def daal ci ñu ci chronogramme bi après danañ ko communiquer ñëpp jërëjëf. xam naa ni li mu wax ni mu jëm bu ngeen seetee mi ngi jëm ci projet xaalis bi kon am na lu ko waroon jiitu
loolu mooy ñii nga xam ne ñoo fi teewal Rawdu Rayaahiin seen liggéey dafa nekk ñaari xaaj volet pédagogique ak volet infrastructure. volet pédagogique bi ñoom dañ ko def ci yeneen ñeenti xaaj maanaam pôle administratif ak service commun yi ak li nga xam ne mooy le pôle d'enseignement coranique muy institut du Coran ak un pôle majalis d'enseignement religieux moyen et secondaire ak un pôle d'enseignement supérieur. loolu xam naa ne boo waxtu daal nañu dina mën a fay bañ a xaj waaye moom man maa waroon a daanale ci loolu su ko defee ci ngeen di gën a mën a comprendre li sëñ Mourtalla Seye di wax. loolu nag seen liggéey bokk na ci kon war a leeral vision wu maître d'ouvrage bi muy ki nga xam ne mooy xarit bi moom projet bi li ci topp itam mooy maître d'œuvre bi ñoom it waroon nañ fee teew muy architecte yi wax leen wan ne seen liggéey nan lañ ko concevoir par rapport ak gis-gis bi sëñ bi am par rapport ak li nga xam ne moom la ko borom xam-xam yi tërale ci découpage bi ci le bas niveau jusqu'au niveau supérieur ak li nga xam ne mooy exécution projet bi entreprise yor ko mu jeexee kon ci ñi nga xam ne ñooy def contrôle de gestion yi pour gën a jàppale nit ñi mu def kon defe naa su fekkee temps bi dina ko may su loolu doyee ma tëgg ci loolu baax na kon loolu defe naa ne mooy tax mooy ñëw mottali lii Mourtalla di wax nga xam ne kon liñ leen di won ci tableau yi nga di ko lire ñoom dañ koy jëmmal ci ay conférence di ko yaatalaat di ko étayer di ko gën a yaatal nit ñi gën ko mën a xam. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. maa ngi yegg samay kàddu ci turu sëñ Ahmed Badawi Mbacké te daayira Rawdu Rayaahiin ànd ak sëñ Mor Faye le professeur jógee ba université. yaakaar naa exposition bu jaaree sax am na benn partie introductive boo xam ne ñëw na ci bu yaatu aw ci wéyu sëñ son bii teew sëñ Cheikh Amadou Mbacké xam ne moom xam-xam xaw ma bokk ca la waxoon loolu yëpp tëral nañu ko fii ci biir ak sëñ naat bi nga xam ne wala doon lii tey xam na ni borom dina ñëw te dina ko eggale foo xam ne dina yaa ñuy profité kon di remercier ñu jàpp ci liggéey bi yëpp di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo nekk gannaaw sëriñ bi di ko jàppale ci liggéey boobu di ñaan yàlla tawfeex fekk ñu ci ñun ñëpp kon ñoo ko jël. ngeen dikkaat ci question yi nga xam ne dañ ko jëmale ci waa Rawdu Rayaahiin ñoom ñi porté projet pédagogique bi levier yi nga xam ne ci lañ tër programme pédagogique bi ba mën a méngoo gis-gisu sëñ Mouhamadou Mourtalla ndax moom dégagé ne vision léegi fi des techniciens yi nan la ñuy jëmmale vision boobu am fekk ay at moo tax ko nattul sax fekk ñaar téeméer at parce que vision bu sori fekk ñaar téeméer at Touba mën a àgg ci fa Madina àgg ak Basra ak yeneen dëkk diine programme bi xam ngeen ne daara bi ñaari pàcc la njàngum diine ak njàngum liggéey bu mel ne ñaar yi seq doomu aadama mooy spiritualité ak temporalité ñaar yëpp bàyyi ma man ci wàllu spiritualité bi mooy njàngum diine bi ci lay gën a leer xëy na le professeur moo fay dina dikkaat ci wàllu professionnalisme bu dee programme diine surtout ci UFR yi ci étude wala enseignement supérieur dafa am ay levier ay matières yoo xam ne képp ku bëgg a jàng diine mënoo ko ñàkk te effectivement day renforcer non seulement xam-xam bi mais day renforcer yar ndax dafa am yu bare bari ci sóoraale loolu ba ci jëkk mooy kenn mënut a bàyyi alxuraan ak xadis day jàng diine loolu lu universel la loo xam ne jullit ñëpp ñoo ko partagé ci àdduna bi am na beneen pàcc boo xam ne mooy al aqida wa tasawuf mooy soufisme ak théologie loolu it luñ ci bàyyi xel parce que foofu la yar bi gën a bàyyi xel foofu lañ gën a bàyyi xel côté yar bi
surtout ci suñu particularité en tant que ay confrères soufi am na it al fiqh mooy jurisprudence ak lépp lu ci aju loolu bu passé loolu langue arabe ak lépp lu aju ci ndax loolu ay outils la yoo xam ne moo lay permettre nga mën a accéder ci texte yi ba mën ca liggéey yooyu moo boo ci boolee nag les sciences humaines sociologie philosophie psychologie histoire logique yu baree bari yoo xam ne day dugg ci paquet boobu ñuy tuddee sciences humaines ak nag lu ñuy tuddee ay outils de base ñu ngi ciy dugal informatique dugal ci les langues vivantes dugal ci même langue nationale suñu langue nationale dañ ko ciy dugal loolu daf ñuy joxaat beneen élan pour ñu mën a revaloriser suñu langue nationale ak suñu yar bi nga xam ne moo dëppoo suñuy tradition yooyu moo wax ne yëpp nag dafa méngoo gis-gis parce que dañoo xam ne doxa day tàkk bëgg-bëggu maanaam ñu baax ci Seexul Xadiim dafa am lettre boo xam ne sëñ Baye Bousso moo ko bindoon gouverneur Prévier di ko wax da ko sëriñ bi muy ñibbisi fii ci Touba ñetti bëgg-bëgg lañ ko xamal yoo xam ne réalisé wu ko ci dundam benn ba mooy tabax jenn daara yu mag yoo xam ne fu waaye bëggatee jàng ci Afrique maanaam ci Sénégal da nga laxas ñëw fa jàng fa xam-xamu l'islam ak xam-xam làkk arab ndax ñaar ñooñu dañoo lëkkaloo parce que texte fondateur l'islam yi dañ ko tabax ci l'islam ci arab kon pour nga accéder ci il faut nga maîtriser langue arabe moo tax ñaar yooyu la lëkkale mu ne ulumul arabiyya shar'iyyatiha wa alatiha moo xam-xamu sharia la wala les sciences instrumentales lu mel ne langue arabe ak yu ci jëm kon loolu yaakaar naa ne mënees na ko tënk ci levier yi nga xam ne ñoo porté projet pédagogique bi te loolu tënk nañ ko ci te loolu it mooy damaa wax ci UFR étude islamique arabe mais rawatina nag dañuy àgg ci daara alquran ak ci majalis foofu la gën a fesee kon damay doon ba professeur moo fay mu dikk surtout ci volet professionnel bi ndax ñaar yooyu yaakaar naa bu ñuy wax tey ay métiers yu bees dañ ko moderniser mooy sëñ Mouhamed Ndoumbe Mbacke ñoom lañ daan def di liggéey ci ay tool nuñ ko mën a moderniser ba nga xam ne météo na dina méngoo ak métier yu bees yi yaakaar naa loolu moo la surtout gis-gis bi nga xam ne moom sëñ professeur moo fay war a développé ci liggéey. Asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuhu yéen waa mbooloo bi maa ngi leen di nuyu bu bari nuyu ci tund yow bi sunu kilifa nekk ci table bi Ousmane ak suñu place loolu di bokk ak léegi rafetlu suñu présence ci ndaje bi ak léegi mu am importance la li ko importance mooy éducation mooy li nga xam ne mooy nit li koy mool mooy éducation li ñu def ci boppam bu def xam-xam war ci biir loolu mooy nit loolu sax moo fexe ba nit nekk place nit ci def di yàlla nit mooy yar ko ak xam-xam ba kon bu ñu jëlee événement bu mel nii ci contexte bi muy contexte màggal xam ne màggal Sëriñ Tuubaa la ñu wax affaire diine ak affaire éducation def ko ci exposition donc lu am solo la waaw ni ko aussi Abdou Lahad waxee mooy li nga xam ne mooy daanaka li sanc li nekk fondement projet complexe Cheikh Ahmadoul Khadim mooy ñaari volet yooyu l'islam ak la formation professionnelle li ñu mënoon gaar daal mooy bu njëkk bi mooy l'islam ak formation professionnelle dañu bëgg daal ku dugg ci complexe bi comme ni ko si mun taxaa bëggee dañu bëgg ku dugg ci complexe booy génne diine ak métier mooy deux volets yi daal génne diine ak métier buñ ko mënoon résumer sax dañu bëgg bu ñu former ab médecin bu génn ci complexe bi bu julli jotee daal mën a jiite defaat médecine kon donc loolu daal mooy daanaka innovation bi nga xam ne nii moom lay projet bi apporté par rapport ak li éducation bi ñu xam daal donc loolu daal laa bëggoon yokk li wax rek
faire en sorte que ak ingénieur bu ci génnee bu waxtu yu jotee mu xam fi ñu jaar ba jiite julli demaat ci métier loolu nag gisaguñ ko fi daal wala boog bareelu fi loolu daal mooy projet bi di ko porté boo génnee diine ak métier diine pour jaamu yàlla métier pour amam xëy te moom xëy tamit am métier ci jaamu yàlla boobu kon donc loolu daal la ñu mën a résumer projet bi nga xam mooy projet bu mu taxaw léegi nag am na beneen question soxna si pose na benn question d'importance maam daal naka la mën a fexee aussi mag ñi les grandes figures historiques du Sénégal religieuses est ni ko boole ci projet bi man jàpp naa ne sax ci biir xolu projet bi la bokk ndaxte bu ñu xoolee le système classique damay wax rek Karl Marx xam nañ ndeyam ak bàyyam xam nañu sax moom ñaata frère la ak ñaata sœur la xam nañ ko Victor Hugo xam nañ ko René Descartes xam nañ ko mais ñun suñu kilifa yi damay gis sama exemple bopp lu ma ci xamal sama bopp maa gëstu sama bopp tekkoo jàngal bopp moo tax ñun ak complexe bi ñu bëgg a innover dañoo bëgg a innover fexewaat ba suñu mag ñu génnewu ci système bi ñu dugalaat leen ci ndaxte actuellement même ci thème conférence sax ci la bokk actuellement dañoo am problème mu repère kan la ñoo xool nit ñi dañoo réer pour gindiwaat nit ñi foog nga dugalaat sëriñ su baax si nga xam ne nii ñoo sas Sénégal te système officiel bi njëkk a ñëw fexale jéem leen daal muur ndax dañ leen a muur en réalité léegi ñoo nag dañ leen a gën a muri pour nit ñi xam leen pour ñu am ay orientation mën a jaamu yàlla mën a soxaliku réew mi loolu tamit ci biir projet bi la bokk moo tax day projet boo xam ne nii day révolutionner le système éducatif Sénégal donc c'est un grand projet loolu rek laa ko bëgg ko ci question xëy na yokk foofu rek li sëñ Mor Faye wax lu am solo loolu mooy am solo ci programme pédagogique dafa am na ay matières yu koy porté tourisme wax naa ko tourisme daanaka mooy récapituler daanaka la pensée religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax histoire mouridisme dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax histoire Sénégal de façon générale dañ ciy bàyyi xel bu baax a baax mais boo ñu ko ci la littérature sénégalaise d'expression art dañ koy bàyyi xel de la première année à la troisième année littérature mouride d'expression art am na ñoo xam sax dañ ko reproché mais pourquoi pas la littérature mouride d'expression wolof loolu yëpp day mën a dugg ñu ne leen day dugg ci langue nationale bu ñu leen langue nationale li nga xam ne moom la sëñ Bay Jaxate way sëñ Moussa Ka way yooyu day nekk ay levier également ci biir programme bi nga xam ne moom la ñuy jàngale langue nationale kon le CFA daal ci côté maanaam localisé nañ domestique nañ bu baax a baax programme bi donc méngoo réalité Sénégal mais surtout réalité politique parce que loolu yaakaar naa day feeñ ci vision yi ku wër centre bi boo xoolee vision yi gis objectif yi nga xam ne moom la complexe bi am da nga xam fi mbir mi jëm te loolu nag day feeñ ci matériel vraiment ci discipline bi. waaw am na ñaari question yoo xam ne c'est destiné au commissaire de l'exposition beneen bi mooy bilan ak perspective au terme des 10 premières années beneen bi stop mooy le coût global mooy question boobu amoon yaay bu tubaab yi coût global exposition pour la 10e année waaw ak tamit ba am na possibilité ñu yóbbu ko feneen pour sa relocalisation dans les régions wala dans une autre site. waaw yaakaar naa ne bilan bi moom yaakaar naa mooy impact bi nga xam ne xëy na exposition bi dina ko jur ci ñi nga xam ne ñooy ñëw di ko nemmeeku bilan bi mën nañ ko tàmbalee ci fii ñu toog ndax exposition bi ubbeegul normalement on est en pleine phase d'accrochage waaye lii ñu fi jot a tudd rek
ci ay laaj ak i leeral wane na ni moo gënoon toog ci biir kër yi wala ñuy ñëw ne dañuy waajal màggal te boolewuñ ci lii ndax tey ñi li ñu wax rek boo ko déggee Serigne Touba dafa wax ne na nga jaamu yàlla comme bu fekkoonte ne suba ngay dee waaye nag na nga liggéey ba mel ni doo fi jóg xam nga kon ñaari xam-xam yooyu moom mel na ni ñoom tënk nañ ko bu baax a baax muy lu am solo li nga xam ne mën nañ trotter aussi ci boppu intellectuel moderne nga xam ne waaw mais c'est quel type disons de complexe scolastique académique machin donc loolu lu simple la xam nga yonent bi moo annoncé woon Imam Malik ci borom xam-xam mais c'est le même prophète moo waxaat ni demal nga wuti xam-xam ba Chine kon moom daf la ni bàyyi ma spécialisé wu en religion mais na nga wuti xam ne xam-xam yi nga xam ne yeneen xeeti xam-xam ne na la jaral dem ba Chine aujourd'hui université yu bari dañuy spécialisé wu ñii c'est des instituts universitaires de technologie ñii ay universités yoo xam ne dañuy spécialisé ci yeneen domaine en sciences humaines ñii spécialité domaine bu ne mais ñii li ñuy wax boo ko seetee mooy ñag diine nga xam ne leneen loo mën a jàngi boo ñëwee bokk booleeg moom it boo waxtu julli jotee yow doo waxtu atte sa diine doo jaaxle kon am na ñu ñëwoon ci sëñ Muntaxa bu yàggul di ko wax ne ko ñun dañuy jàng nasaraan sëriñ bi ree ni leen nasaraan diine la yéen da nga naan dañuy jàng xam-xam bi ngeen di jàng bu ngeen ci dugalee yàlla rek doo sëriñ si kilifay diine yi ñuy wax kenn dootu leen ëppale valeur xam nga kon muy lu am solo kon dafa am lu ñu génne ci njàng bi moom ñu bëgg ko ci delloo jox ko place am ba mat sëkk waaye jëmmi xeeti xam-xam yi nga xam ne mooy tax nit ki am tekki ci àdduna ku nekk xam na ne yonent bi ko jëkk a digle nee na wuti foo ko mën a wute ji fii ba Chine nee na baax na xam nga kon xam-xamu diine bi moom nee na foo ko wute ji tam boo rombee Madina gii di nga soxlawaat lu am Madina gii kon defe naa ne boolewaat na xam-xam yépp muy xam-xam boo xam ne bu añee njariñ rek jàngal waaye xamal nag ni xam sa diine moo lay dimbali ci xam sa bopp te xam sa bopp mooy tax nga xam yàlla qui se connaît soi-même connaît son Seigneur yaakaar naa loolu wane na ni impact bi day ñëpp ngi nekk prêter attention di déglu bilan bi kon bu ñu ko nattoon ci élèves yi rek ak lycée yi nga xam ne dañuy ñëw fii la ñuy xame Hizbut Tarqiyyah fii la ñuy xam ne lu bëri nekk mën nañ leen ko jox dañuy ak toute l'année dañuy ñëw daara ay écoles yoo xam ne dañuy ñëw bind ne dañu bëgg a ñëw visiter ci daara ji bëgg a rencontrer comité scientifique wala bëgg a def dara loolu muy lu am solo ci exposition bi la juddoo nga gis fi ñoo xam ne ci màggal gi dañuy ñëw bu màggal gi jàllee ñu dem ba États-Unis di ñu bind ñuy jëflanteeg ñoom ci lu am solo loo xam ne xajul woon ci fi nga xam ne fi lañ koy def ndax xam nga exposition bi dafa am lu ñuy wax commentateur léegi tableau yi day am ñoo xam ne ay commentateur la ñuy àndal mais commentateurs yi am na foo xam ne soo fa tolloo moom ci laaj daf lay wax demal gisi moniteur bu dee raw da nga taabu bale seen i moniteur ñoo fay toog dina am foo xam ne boo jàllee foofu dañuy wax nañu demal daje ak comité scientifique bi su ko defee dinañ prévoir ñaar ñoo xam ne li ëpp ci xuutaay bi ngay soxla ci li ngay laaj dinañ la ko mën jox ñooñu nag li tax ñu war leen a jox importance ñoom toute l'année dañ lay bind di la laaj da ngay sawar ci le maximum d'information bi nga am nga yónnee leen ko jox leen ndax ñoom it dañuy relayer comme ni journaliste yi di def am na ci ñoo xam ne ci wàllu école lañu suñ la waxoon ne à partir de lii rek recevoir nañ fii lu ñuy wax Bentley School nga xam ne bu école la boo xam ne sax borom alal yi nekk ci àddina bii nga xam ne ñu bari ni ñuy amee alal lay tax duñ bëgg ñu xam seen doom fu ñu nekk ak yooyu ñooñu ñëw nañ ba fii am ak ñun fii ay fan te ñooñu fii rek ci lii rek laa juddoo presque booy seet nga xam ne nga dem Massachusetts lañ nekk ñooñu am na ñoo xam ne ñu ngi Chicago am na ñoo xam ne ñu ngi ci yeneen réew ci kon am na impact bu am doole boo xam ne dafay da ngay xool boo ko évaluer da ngay daal di gis ne sax ba tey ni ñu ko bëgg jekkoo des na ndax tey jii ñooñu
am na nu ñu leen waroon accueillir ci bu ñu ñëw ci exposition fi ñu dal sax da nga ko war a xam bu ñu xëyee bëgg a ñëw fii mu xat sax da nga ko war a lijjanti te loolu xëy na ca kanam mais loolu dina mënagul am léegi ni ñu ko bëggee donc bilan bi kon boo ko évaluer day positif ci ni ñu ko gisee te yemul foofu am na ñoo xam ne dañuy ñëw di ay gan dajaloo fi barab comme ay Mauritaniens gis ngeen ko ñu ñëwandoo fii def ay waxtaan def ay échange ñun dañuy am gan ñoo xam ne dañuy jógee ci sous-région ay Burkinabé ay Maliens ay Ivoiriens ay Gabonais loolu yëpp te yàlla def na tey am nañu en même temps moyen médiatique boo xam ne mën na koo wane ñooñu dañuy ñëw fii bu ñu la nee Khalil Sana il n'est pas sénégalais il va faire une conférence ici donc kooku c'est un grand professeur qui a été formé en Turquie aujourd'hui day dem ci Maroc di dem Arabie Saoudite di dem fu nekk ñu koy woo muy def ay conférence suma kon loolu di boo xoolee ci Chazilitié chaque fois dañ koy woo te ñoom ñu nag ñoom solewuñu ay mbir ci wàllu yoon di diine kon loolu échange boobu mu ngi dox bu baax a baax ndax fii da ngay jox rendez-vous donner et recevoir ñoo ñuy ñëw dinañ fi xamee lu bëri waaye li ñuy jël fii tam dinañ ko yóbbu fu sore parce que bari na ci loo xam ne ñoom xamuñ ko woon ndax am na ci fii ku fi def conférence yoo xam ne na man dañ ma waxoon ne murit duñu julli duñu dem ci bon yu nekk ñu wax ko mais mu ne man bi ma ñëwee li ma gis dama bokkut ak loolu te kooku c'est un grand prédicateur man maa ngi xamante ak moom Amérique mu ñëw fii Sénégal man maa ko indi fii Touba maa ko jëkk indi fii Touba mais loolu bi ma jëkkee gis loolu la ma wax dafa ma ne yéen moom dañ liñ ma wax ci yéen dafa baaxul dara mais man li ma gis ngay def nii bokkut ak loolu ma ne ko man dinaa fexe ba nga ñëw Sénégal man maa ko indi fii Sénégal loolu yëpp c'est des échanges yoo xam ne kooku tey bu ñëwoon fii day jubal directement ci comité scientifique bi wala mu dem ci parce que c'est un ingénieur informaticien en même temps day ñëw liggéey fii kon loolu mel na ni amatul frontière te loolu xam-xam moo ko waral ñu ci sant bu baax a baax ñu ci. monsieur le préfet. jàng c'est le sous-préfet. waaw kon mu mel ne bilan boobu moom man loo kii li ci des mooy possibilité de délocalisation. Là c'est la meilleure des questions en toute sincérité parce que ñun bi ñu njëkkee def exposition nous l'avons fait sur 3000 mètres carrés ñu fële si benn bi maye mais xam nga foofu ak sensibilité bi dañ ko délocaliser indi ko fii imagine quelqu'un qui quitte 3000 mètres carrés pour en venir à 900 mètres carrés même matériel bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee képp dese nañ ci loo xam ne bu ñu ko installé woon dina àgg buntu kër seen si kon donc on est très à l'étroit donc te exposition bi mu dimension bi ngay gis ne moom la ñuy xool ci kanam lii li muy yaatu nii ci bët nii benn stand rek la war tey li ñu bëgg a bone tey ci xam-xam projet seen lii doyoon na lii mënul sax fii baax doy fii matalewu kon donc suñu amoon tey 6 hectares 7 hectares yow mi yor sa oto boo ñëwee boo gaaree da ngay gaaree si bunt fii soo paree da ngay taalaat sa oto dem si beneen bu toll ni bii nga jëlaat sa oto dem ci beneen bu toll ni bii nga xam ne dina mën a yaatu noo xam ne ñun li ñu amal solo mooy ñuy dundal xam-xam bi di ko doxal waaye dina am yeneen yu bëri yu ciy jaar yoo xam ne day may xam-xam bi doole yow mii liggéey presse dañ la ci fàggu noo xam ne di nga mën a liggéey sa liggéey comme nu mu la neexee keneen ki nga xam ne dafay jaay dina tax gëstukat bi bu ko neexee mu yendu ci biir exposition bi lekk ak naan ak yëpp fu mu bëgg a reposer dina ko mën a am te loolu yëpp day juraat ay njariñ yoo xam ne bu exposition bi jàllee mën nga ni man kat waa presse bi naa leen jox barkeelu 4 millions par exemple ndax fekk na sa exposition dina ko mën a génne wala mu subventionné benn école wala nga waaj laa bu bëri kon loolu mooy exposition yu mel ni comme les expositions universelles yi ngay gis defuñu ko pour nit ñi xamante ci wàllu njënd ak njaay mais dafay jur njëriñ ca foofa loo xam ne frais yi ñu ci def yëpp dana ko génnewaat dana ko mën a génnewaat kon donc place bi day ñëw ndax dëkk bi amagul téeméer at xam dañoo yàkkamte rek mais leen affaire demagul fenn de
yëf yi barkeel ba muy bax rek waaye demagul fenn ndax mën na tey jëgë ni mënoon na am place yu mag yoo xam day romb day ëpp stade de l'amitié pour daje am yeneen yu mel noonu uniquement pour ñi nga borom xam-xam mën a wone li nga xam moom la sëñ bi li mu liggéey xaju ci sa place yooyu kon donc ñu ñaan yàlla di dox ba egg ci lu mel noonu mbaa weesu te moom fàggu na lépp ku nekk xam na ne waajal na boppam bu dee ci coût global tey ci yu demee ni lii coût global moom ci gàttal mooy comme ni ñu ko mën a waxee rek mooy lépp loo soxla te mu xam ne moom nga bëgg su ku la ko tegal rek lu mu la laaj mën nga ko jox kon mel na ni loolu pour maa ko waxoon bi mu defaree Madina ba noppi rénovation bi ko gars yi laajee ko mu ne li amul ku ñun li ñu soxla gis ko man rek mooy sunu kii kon xam nga ñooñu daanaka ku dajeeg ñoom sax te mën sa liggéey doo li nga ci xewlu bu baax a baax ndax ñoom ñun tey lii ngay gis nii lii benn kuréel rek moo ko toppatoo lii Hizbut Tarqiyyah doom moo ko toppatoo ci coobare boppam lii fi nekk yëpp bu ñu neexoon takk ko ak bu may la kenn du ne lu tax nga joxe ñoo ko moom ko ci xol set buy liggéey ko ci pësteef ak bëgg Sëñ Tuubaa kon donc suñu amoon lu ko ëpp war ngaa xam ne kon danañ weesu fii mais suñu amoon lu ko ëpp itam te am ñu place bu ñu ko mën a defee affaire bi dina xat moo tax may félicité may sant yàlla te xoolal ñii kuréel lañ boo xam ne am na bànqaas bu ñu yor ci yoon man may kuréel boo xam ne am bànqaas bu ma yor ci yoon kii di kuréel boo xam ne bànqaas bu ñu yor ci yoon kii di waa nguur gi ñëw teew kon lii bu yàggee am rek yoon bi dina ci gagné lu bari ci kanam ndax dañuy daal di gis ne ñun ñëpp ñoo bokk la ñuy def te suñ ko boolee rek dina mën a yóbbu affaire bu sori boo xoolee ci wàllu xaral li ngay bëgg a def yëpp am na foo xam ne bu ñu fa demoon tey am autonomie courant bu doy mën nga bëgg a def loo xam ne courant bu góoma nga bëgg a def lu bari loo xam ne Sonatel bu la ko lu mu la bëgg jox soo ko joxee da foog nga fay ko xaalis bari keneen noonu mais barab yooyu ñuy wax moo war a ñëw ëllëg suy ñëw day indaale dañ koy liggéeyaale su ko defee day tax xarala bi day yokk boo xooloon tey am na fii mën nga fi gis lu ñuy wax hologramme benn baguette teg la boo xam ne mën nga ci jàngale li ngay jàngale fii yëpp baguette bi ñu ko taalee rek da lay jox ay message yu continuer dem te dañ koy programmer defal ko lépp yooyu déjà nit ñaa ngi koy xalaat pour économiser place kon imaginer soo amoon 6 hectares tey nga bëgg a jàngale ci wàllu sëñ bi di nga jàngale lu bëree bëri di nga yeesal lu bëree bëri xam nga boo xoolee fii di nga fi gis ay garab yoo xam ne dañu ne lii béer la lii yéer la lii nangam pour wan la lu taxoon ma ngi doon ko choisir pour àlloo wala nga gis ñu la bañ fàlla wala ñu ne la jëm wala leneen mais loolu mën nañ ko liggéey ci wàllu xarala noo nga xam ne garab bi sax doo ko gis te dañ lay jox njariñu garab bi parce que man li gën a yéeme mooy mag ñi naka lañ xamee woon ne xam nga buvard day naan noonu la ñuy tànne bant yi nga xam ne xalima gi ak bant bi tànnuñu ko n'importe comment su fekkoon un biogéographe am na fi dina xam li may wax nga xam ne ñooñu loolu da lay jaaxal ñoom nu ñu mën a amee xam-xam yooyu ba tànn bant bi wala tànn xalima bi wala tànn kii ku def ci àll loolu yëpp mën nga ko liggéey ak ay jumtuwaayu xam-xam scientifique yoo xam ne même tubaab bi su duggee moom itamit li ñuy yëg lay yëg dina ne pourtant ñii de wax dëgg yàlla solo lii ñu wane ni su ma ko yóbboon sama laboratoire même résultat la nga xam ne mag ñi dañ doon defar encre de Chine am encre de Chine bi ñuy wax nii bu ñu jëloon ci exposition yi rek di nga gis ne encre de Chine yi liggéey ko lu yomb la mag ñi di ko def boo léegi ëpp na 100 ans 200 ans fii Sénégal te lu simple la xam ne encre indélébile noir encre violet bi ñu wax la li ñu koy liggéey te loolu tey termes yi c'est boo jëlee garab yi ñu koy boole ak ñu koy def c'est des termes scientifiques boo ko envoyé benn laboratoire Amérique wala nga envoyé ko benn laboratoire en Europe doo ko tuddee ni mu tuddee ni ñu koy woowee fii doo ko tuddee noonu da nga leen di jox les termes scientifiques exactement li mu leen di jox foofu moom la lay jox fii te ñu ko liggéey fii wax dëgg yàlla xam naa ne xamewuñ ko comme noonu comme man en tant que biogéographe ñu ma koy xamee ñoom xamewuñ ko woon xëy na noonu
mais loolu même résultat bi la donc kon liggéey bu rëy moo nekk suñu kanam te noonu la boo demoon tey ci téere bu ñuy wax Cheikh na andi docteur bu sëñ moon dem noonu la lay jàngale ay garab yi soo boolee lii boole def ci wala nga def ci mu jox la mu fajal la nangam mais loolu boo delloo jëlee non scientifique jox ko même laboratoire bi tam moom la lay jox kon ñun am nañ patrimoine nag bu am maanaam boo xam ne patrimoine bu dëgër boo xam ne dañ ko war a wane nga xam ne dina bëri loo xam ne day mel ni dañ ci gaaw a yéemu feneen te fekk am nañ ko kon yaakaar naa ni évaluation bi kenn ñemewul wax ni dafa bilan bi positif na mais en tout cas yaakaar naa ne liñ jot a gisagu mën na tax ñu rafet njort am yaakaar ci ne bu ñu ko demee ba gën koo jekku ndax lii bu ñu ko jekkoo waruñ sax sonal kilifa yi ñun ñoo ko war a def comme nii ñu def tey nga xam ne lii c'est un patrimoine de Hizbut Tarqiyyah lii par exemple benn yoon nga koy commandé mais doo ko commandé waat dañ koy liggéey après ñun directement boo xoolee lépp luy seen fii lu boo demee daara di nga fa fekkaat yeneen barab yu mel nii yoo xam ne yëpp dañ ko liggéeyal suñu bopp loolu kon dana wane ni ca kanam danañ ci noppal lu bëri ci ñi bu fekkee dañ koy am wala ñu koy wéy wala demee autosuffisance nag moom bu dul yàlla moom am ko waaye nag bu ñu bokkee jéem danañ mën a yóbbu affaire bi fu sore sore kon daal coût bi mooy li sa pësteef toll rek lim la jaral moom mooy coût bi ndax lii amul Sénégal foog nga la mu ci mais bu doon tey balaa nga doon xam itte ji fu mu toll ñu am benn place su 6 hectares te ñoom sëñ Ousmane d'accord ci ne bañ a concentré lépp ci jumaay ji ñu nangu ne dañ koy délocaliser quand même parce que bu ñu ko délocaliser wul dëgg li ngay laaj noonu du yomb te dañoo am affection ci fii ñu nekk barab bi ba nga xam ne bëgguñu mu wét mais loolu yëpp dana ñëw yaakaar naa bu ñu ko demee ba essayer fu sori def fa loo xam ne yaatu lay doon man ragal naa ni dina jur loo xam ne impact bi nga xam ne moom la ñuy séntu ci exposition ba tax ñu koy comparer ak yoo xam barab bi du place am war nga ko fi tudd moo tax ma yaakaar ne boobaa nañ ñoo mën a am même résultat donc ci wàllu coût évaluation possibilité de délocalisation évaluation des grandes expositions yaakaar naa ne waxuma man mais ñi nga xam ne kon ñoo koy def parce que ñun ay acteurs la ñun ay agents culturels lañ da ngay wax sa besoin ñu réaliser donc ñi koy def lu kon ñoom ñoo war a ñoo gën a mën a wax tey sama place ne lii am na impact bu positif wala loo boo xam ne bénéfice am na ci ñuy ndax nit ñi tamit culture exposition bu ñëpp a ko am mais fii bu ñu déparé li ñu gën a jaaxal mooy bu ñu ubbee rek mën nga am presque 2000 personnes en moins d'une heure de temps donc moo tax ñuy dugal ñii parce que fii sooy def lu mel nii lii la ñuy wax ERP établissement qui rassemble du public fi ne bu courant coupé woon groupe bi coupé dañu monté ay onduleurs yoo xam ne yow doo daw ci lëndëm am na tapis yoo xam ne nga war a indi tey si guddi bu ñëwee bu ñu ko lalee dinañ ko organiser noo xam ne bu ne dara ne téem rek yow di nga xam fi ngay aw pour génn da ngay génn rapidement loolu kon moo tax ñuy dugal waa nguur gi parce que nguur gi dañu am lu ñuy wax comité départemental ou régional ou comité national de sécurité ñooñu protection civile lañ koy yore am na fi ay box yu mag yoo xam ne suuf moo ci nekk ñu ngi ci biir fii dina am mbànd bu mag moo xam ne ndox moo ci nekk foog mu am loo xam ne moo koy mooy purger mooy génne ndox mi ak pression loolu yëpp bu am na matériel boo xam ne gisaguma ko sax wala ñëw biig muy onduleur bu mag boo xam ne même bu courant coupé groupe bi coupé moom du arrêté moom fokk day bàyyi li mu tàkk ndax bloc autonome lañ ñu waxoon mais bloc autonome bi suñ ko defee moom day batterie rek liy jël da ngay def day bari du am lumière bu doy et puis day kii ñu ne leen am na lu gën loolu xam nga kon xam-xam dëkkul fenn ñu ne léegi nañ jël onduleur bi
bu am doole mu mën jël lampe yi mën a jëlaale loo xam ne bu dara ne woon tël bu dana mën a jëlaale ay ampli yow yaay wax ne moytu leen nangam moo xew def leen nii fii ngeen di jaar faa ngeen def loolu yëpp prévoir nañ loo xam ne mën na ko jël de façon autonome kon kii yu mel nii su doon fu mën a mag loolu ñoom carrément ñun dinañ am lu ñu def mais day am loo xam ne ñoom seen wàll lay def moom mel ni fii xam ne li muy jël ci courant bare gis nga fii ni mu seetloo kooku sécurité la waruloo dugal nit ñi fii te mu ñuy ñaq ñun sax ñun ñooy yëkk a sonn duñ fi toog donc loolu képp c'est un détail de sécurité donc te koo kii machine yi def noonu day naan courant comme Guinée du day jël courant bu bare donc loolu foog ñu prévoir ko fi mu ne li ñuy def fii ci poste bi lañ koy branché mënoo koo tegal benn machine poste directement nga koy jox parce que bu ñu ñëwee ba ci yëf yi jamono ba ñu war a ñëw fi mu ne am na ci ñoo xam dañuy liggéey fi mu ne ñëwaguñu ñëpp dajee ba ñëw nag li muy jël ci courant dafa bari loolu itam mu nekk loo xam ne kon jàllale xam-xam bi am na solo waaye nag am na lu mu laaj boo xoolee élan électronique bi nii bi nga gis nii li ñu def nii sax ñu muy départ nii njogaan la ca kanam tuuti du mel ni ay table d'affichage numérique ngay génne même boo séenee say Ousmane muy ñëw mën nga ko souhaiter la bienvenue ak sa portable kon loolu te day génn fépp kon loolu mel na ni ca kanam boo ñu gën yaakaar parce que xam-xamu technologie bi kenn moomu ko yonent bi ne na ko wuti ba Chine te déjà loolu barkeel na ba lii sax Chine laa ko dañ dajoon maa dem kon loolu mel na ni mi ngi bëgg a ñëw te yàlla moom ñu muy sédd moom def naa ne séddul kenn bàyyi Sëñ Tuubaa kon mën nañu gën a rafet njort ne bilan bi daal ci gàttal sëñ Ousmane nee na c'est positif voilà pour votre donc c'est toutes les questions sont répondues kon donc moom xam naa am laay nag day taxañ waaye nag moom ba tey baax na c'est la pédagogie ñun ñëpp on parle le même langage on est en phase donc maa ngi sant ñëpp ci seen tur yéen ñëpp mooy sant équipe yi nga xam ne man maa leen bàyyi fii nekk fi mu dégg peut-être suba ngoon di liggéey ñu nekk fële ca centre ba ñu nekk fii ñoom lay sant ci seen tur yéen ñëpp di leen santaale sama tur di leen sant ci déplacement muy surtout tey jii li fi am muy loo xam ne presse de moom ndax pour ñu xam des presses te li sëñ Mountakha wax ne na ngeen fonk seen bopp ba nga xam ne ki ñuy wax ne ab cheikh la ab sëriñ la nee na bu leen ko jombale seen bopp kon tey jii bunte gi nii boo xam ne bu mën a yaatal la surtout pour la préparation du bilan parce que li rôle bi ngeen ci mën jouer dafa rëy trop ñu di leen sant ci teewaay di leen gërëm di gërëm ñi nga xam ne ñooy taxawu surtout wàllu projet Serigne Mountakha muy wàllu Rayaahin di gërëm ñi am xalaatu ne màggal gi toll ci lu mel ni boo joxee nit ki ceeb jox ko ndox jox ko mu naan bernde ko ba noppi tam jox ko lu mu def ci bopp ci xam-xam bi ci bopp bi mu yóbbaale ak fu mu mën a xamee ni muy jaamu yàlla loolu moo tax lii am njëriñ ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di dellu di sant président commission di dellu di sant waa Rawdu Rayaahin ci compréhension bi ak xam ne lii ñu yaatal ko dafa am solo di ñaan tamit ñi nga xam ne ñoo yor wàllu partie bi nga xam ne mooy génie civil yore partie architecture yore partie contrôle bi ñoom ñu xam ne fii lañ mën a yaatale li ñuy def pour nit ñi xam ko nit ñi dañu curieux dañu soxloo xam dañu bëgg a xam bu baax a baax liy dox parce que projet bi ki ko yëkkati daf ko fexe ba kenn ku nekk def ko muy sa alalu bopp kenn fexe na ba kenn ku nekk approprié wu ko comme ni ma waxoon waaja rek ma ne ko waaw bu ñu la nee liggéeyam comme su fekkoon doo fi jóg wala jaamu yàlla comme su fekkoon doo dee suba ngay dee suñ la nee loolu du ko wax boo tegee téeméeri Sénégal dañ leen juróom-ñetti fukki yi dañ leen Sëñ Tuubaa moo ko wax yéen bi moo ko wax xam nga lu tax ñu moomale ko Sëñ Tuubaa da ko def alal il se l'est approprié c'est fini tout le monde pense que c'est la parole du cheikh c'est la parole du prophète ça fait partie des patrimoines et des héritages qu'il nous a laissés c'est très important mais notre guide spirituel
s'en est approprié se l'est approprié donc loolu lu am solo la sëñ Mountakha loolu dafa am ci projet nit ñi dañ ko def muy seen yëf donc il faut donner le maximum d'informations et il faut communiquer aussi le maximum jërëjëf ah waaw la date du vernissage dépend un peu du président de la commission d'organisation parce que vernissage bi ça peut dépendre du khalife comme ça peut dépendre de la visite du président de la République en général bu daan ñëw ci lañ daan def vernissage loolu moom dañ ko ci daan boole bu demee foofu mais moo tax boobu dañ koy bàyyee autorités yi li nga xam nag ne mooy ouverture officielle bi moom mën na sax démarrer demain parce que il y avait des conférences qui étaient prévues ndax fi mu ne ku fi dugg tey ki du xam lu fi manqué ñun ñoo koy xam waaye li manqué bëri na trop waaye mën nañ koy def di continuer donc vous pouvez démarrer dès demain démarrer exposition dafa koy phase yu bëri bu ubbee nit ñi mën nañuy dugg di génn dem vernissage mooy bis bi nga xam ne day mel ni officiellement ci la ñuy def cérémonie bi muy dem ak ay yeneen xeet yu bëri yu ci am yoo xam ne mën na bañ a concerner public ci ay groupe yu ñuy recevoir ak ñu ñuy liggéey doom ñoom kon yaakaar naa moom tout peut partir dès demain mën ngeen démarrer comme sous-préfet mi ngi fi tamit yaakaar naa ni am na une dernière visite boo xam ne mooy de confirmation de la validation donc des recommandations qui ont été données loolu tam mën nañu ko dugalaale ci biir waaw protection civile nous on est déjà en phase avec eux mais mën nañu parce que loolu boo ko defee fi dañ ne isbu yi dañ tubaab fekk du loolu isbu yi seen lii la ñu fonk ak alal ji boobu lii bu lakkee ñun amuñu dañu koy fay de xaalis lijjanti nañ ko boobu bu ñu lakkee dañu koy fay kenn ñaanu ko yàlla dañ ko assuré mais yow sa bakkan moom kenn mënu ko fay xam ñi fiy dugg tamit responsabilité bi soo ko ci tegul si bopp ñi ci loi texte yi li ñu bind bu ci dara amee ñun ñoo koy gàtt moo tax ñun tam dañoo yëndeeku teeñ leen ba ñu jekk tegal leen ko si seen bopp donc ñoom ñëpp lañu gisanteel moo tax ñuy def lu ñuy wax CLD délocalisé ay réunion technique la yoo xam ne lañ fay wax boo demoon tey ba ci CRD bu mag wala CLD bu mag di ko fa wax ñun dañ naan wax kii lu muy wax kii lu muy wax foo wax yeneen affaire nga fay wax te bu ñu dajee nag ñun ñu koy traité ak policiers gendarme yi Sonatel ñu koy réglé loolu mooy tax ñun ñu mën a sañ a jël risque ñëw na dañuy toog fii di def fii bu fi nit xos ko woon te demuñu kii wuñu au niveau du comité départemental de sécurité suñu responsabilité devant la loi lay doon loolu sëñ Ousmane man na maa yilif sant ma may def mais du obligation ci moom mu xamee ko noonu comme noonu ma koy xamee mais man bu ma xamee loolu man naa ko koy doxal maa koy def kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sëñ Ousmane ñu ngi lay sant di la gërëm waaw. kon ñu ngi gërëm ñëpp également di gërëm remerciement spécial à la presse di sant confrères yi ñëwoon ñëpp di leen wax également Mbacké doon nañ def évaluation yi point par point si monsieur le sous-préfet si vous voulez on vous donne la parole pour le mot de la fin avant que ñu jox sëñ Ousmane Deyka si sànq message. C'est bien. jërëjëf bisimilah mina shaytaan rek sant yàlla jëmmi si sangu-sang yi merci di ñaanal xaaral si baax ñaan fi yàgg te wér ñu nuyu njaboot yëpp di teg nuyu si loxo Sëriñ Ousmane Mbacké di nuyu di sant aussi waa Hizbut Tarqiyyah dëgg yàlla à la tête seen di kër Sëriñ Atou Diagne liggéey bi nga xam ne bi wax dëgg yàlla rafet na lool dëgg la dañu organiser woon benn CLD décentralisé woowoon si ay tous les chefs de service du département
pour cette grande exposition ndaxte exposition bi daaw dañ ko dafa mujj woon am ndax dafa xatoon waaye dafa am lu mu jëriñ dañu ci def évaluation xool ni wax dëgg yàlla il faut que ñu changer doxalin dem wuti ji matériel bu toll nii mënal sa bopp bañ sax di xaar keneen mu lay defal tànt donc Hizbut Tarqiyyah maa ngi leen ko doon wax keroog ma ne suñu am woon daañu doon créer il fallait que ñu créer donc ndaxte exposition Grand Magal dafa war a dëppoo ak Grand Magal waru nekk exposition yi ordinaire yi ñuy gis ci réew mi ak yeneen gox ay exposition yu ordinaire parce que ku dugg fii tey taxaw romb dugg rek daa xam ni cette exposition c'est une exposition extraordinaire fu mucc ayib si wàllu xarala yu nga xamee ni bi dem ngeen wuti ko depuis ba Chine andi ko fii si Sénégal ndax lu ñu fi war a wone moo am solo jeexitalam si askanu Sénégal dafa am solo alhamdulilah Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu dama duggoon sànq si kii bi fële fii résidence bi sànq maag ministre de l'environnement ma xool benn lecture benn kii mu ne lu ma defal suma lu mooy fay fii si àdduna rek kenn mënu ko natable kenn mënu ko wàññi donc c'est l'univers si àdduna bi lu ma wey si univers bi lu mu te loolu yëpp boo ko xoolee ñun ñëpp mën nañ si xew Sénégal dafay sant yàlla bu mu amee dëkk bu tedd bu toll na Touba Touba wërsëgu Sénégal la ku demoon keroog fële si julli ba sa Masalikul Jinaan maa ngi doon ma ne leen julli àjjuma bu toll nii amagul woon Sénégal musul am Sénégal est-ce que dina amaat Sénégal julli àjjuma bu amoon keroog fële si sa Dakar Masalikul Jinaan te Masalikul Jinaan man de si sama xam-xam bu gàtt dafa nekkoon benn téere d'abord idée la woon ba pare idée mu tënk ko si téere mu toxu si téere nag léegi tàbbi si néegu yàlla la voie vers le paradis te ñëpp xam nañ néegu yàlla c'est le paradis juma foofu la boo duggee boo mu duggee si jumaa ji rek da ngay xeñtu àjjana déjà dafa am solo bu la yàlla baaxee boo duggee Masalikul Jinaan da ngay xeñtu àjjana si benn instant même bu dee seconde kon alhamdulilah bu ñu waree organiser ay exposition parce que il faut que nit ñi xam Touba il faut que Sénégal àdduna ñu xam kan mooy Cheikh Ahmadou Bamba te jafewul a xam yéen ñi yore volet culturel du Magal ngeen taxaw mettre les gens dans des conditions pour ñu ñëw ñu xam kan mooy kooku te non seulement da ngeen leen koy xamal waaye tamit espace bi day am yeneen stand yi nga xam ne bi mën nañ si wax lu bare exposition bi dafay yaatu ba su Touba mosquée si boppam am na fi place alhamdulilah rabbil alamin kon ma ne Hizbut Tarqiyyah ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci kanam rek ngeen di dem nag parce que dëkk bi moo toll noonu moom lépp lu mu yoree ak lépp lu mu ëmb lépp lu képp ku yëngut si dara rek loolu day am tànku kanam du mës a am tànku ginnaaw moo tax donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant en tout cas ñu ngi seen wet wàllu sécurité ak tout parce que fii établissement résidence publique la donc dañ ko war a sécuriser te yooyu yëpp alhamdulilah bu ñu amee ay nit yu mat yu toll na yéen pour xam loolu ba andi ko
donc du tente ordinaire boo duggee fii rek du tente ordinaire nga xam ne dañuy defar tente ni rek taal ay lampe rek di bind di kii déedéet fii dafa am ay activité même thème bi nga xamee ne bii moom la ñuy jël ren si wàllu njàng ak éducation mu nekk li nga xamante bi mooy yoon xam nga Sénégal ñun dañuy sant yàlla dama koy wax ni leen ñun duñu jéggaani Sénégal du dëkk bi nga xamante ne bi ku jóge fële si àll ba rek ñëw ne da nga ñuy jàngal diine Sénégal kenn du leen ñëw di jàngal diine wax dëgg yàlla yoonu kii bi parce que am na fi yenn dëkk yi nga xam ne bi fii si Afrique xëy ngeen suba rek dégg ay jóge fële ñëw ñu ne dañ leen di changer dugal leen si beneen xel mayul nit ci Afrique mu dem dindee Sénégal dama fay dem pour wax leen la nii ñu kii dama leen di bëgg a dugal si beneen affaire xel mayu ko parce que fii terrain bi c'est occupé c'est fini amatul place ñun kay dañuy ñaan yàlla rek di ñaanal suñu waajur yu tedd yooyu yàlla yokk seen leer su xéwal bi yàlla na ko yàlla kiiwal si suñu réew mi taw si Sénégal yàlla may fi tawfiix Sénégal yàlla na ko yàlla may dëkk bi nga xam ne tawfiix rek lay am boo ko xoolee lu nekk suñu biir suuf rek si ay alal rek ñu ngi koy commencé gis te loolu commencement la rek kon xam nga yàlla am na lu mu ñu beral te loolu pourtant mi ngi fi woon de mais li tax suñu borom bi nëbboon ko am na jamono bu ko fi tubaab yi gisoon kon xëy na tey jii ñun dañuy def toog fi ñu baax suñu kaw nag waaye alhamdulilah rabbil alamin yooyu yëpp ay xéwal la te loolu yëpp lu ñu koy may rek Sénégal dëkk yu tedd yi nga xam ne bii ni Touba ak yenn dëkk yi nga xam ne moom la ëmb moo tax alhamdulilah yàlla daf ñuy defal sutura rek ñu ngi sant yàlla di leen féliciter vraiment yàlla sëñ Mountakha naal yi mu naal yëpp si Sénégal jël naa Touba Sénégal ba keroog rek gis ngeen mission bu mu def bi si diggante ñaari président ak yeneen yàlla na ko yàlla may gudd fan ak yàlla na ko yàlla may gudd fan ak yéen tamit yàlla na leen yàlla may gudd fan ak ñun ñëpp yàlla may ñu gudd fan ak donc alhamdulilah yàlla na ñu yàlla may ñu dem si 18 safar bi commencé nañ ko depuis le 1er Touba ngi septembre sànq maa ngi doon waxtaan ak ministre de l'environnement mu ne lépp lu baax war nañ ko mën a tàmbali Touba keroog bu ma ñëwee di def CLD bi newoon naa nañu farlu si propreté c'est vrai nettoyé nañu dëkk bi ñu ngi nettoyé commencé nañu mais bañ taqal moo gën a ti donc foofu nañ si wax lu baax nañ si taxaw communiquer si ak nit ñi bu nit ñi ñëwee Touba boo naanee sa benn pot wala ngay naan sa mbuus kii bul ko sànni nañu commencé éduquer nit ñi parce que Touba dafa war a jouer son rôle de leadership en matière de propreté parce que c'est une ville sainte képp ku ñëw seede yàlla si magal bi war na am lu muy def si yow ba boo ñibbee sa dëkk nga xam ne waratoo di naan di sànni ay kopp si mbedd bi ak ay kii donc yàlla ngeen jëf yàlla nañu yàlla may jàmm. li ci ëpp solo mooy détail xam-xam exposition affaire culture la affaire xam-xam ci jot naa ne 2009 bi ngeen tàmbalee ba léegi ku dem seeni banque di doon bëgg a def recherche lu mu bëgg a xam mën na ko fa xam naa loolu war na mën a nekk bilan tey mën na nekk support de recherche moo xam ne tey étudiant bu bëggoon a def dara bëgg def ay recherche da nga am foo mën a jaar xanaa tey Hizbut Tarqiyyah jéem ko mettre à disposition pour que nit ñi mën ci àgg. Il y a même un site dédié pour ça. Voilà mais def naa loolu rek day lu positif. kon xam naa loolu laa bëggoon wax jërëjëf. am na solo.